Sur ce plateau, Monsieur Babacar Touré. Il est journaliste d'investigation, directeur de publication de Kewoulo. Salam alaikum Babacar. Aleykum salaam Ndiab maa ngi lay nuyu di la ziara di la baalu àq te di la baal àq. di nuyaale waa Sénégal ñi nga xam ne am nañu opportunité seetaan ñu tey ci plateau bi. di leen baalu àq di leen déwéniti di leen ñaan yàlla suñu borom mu may ñu fekkee déwén yu bare bare yoo xam ne dinañ ko tal. mu bañ a nekk ci situation yu morose yi nga xam ne moom la ñu dundee tey ak pandémie Covid 19 mais ñàkk bu métti bi nga xam ne moo am ci réew mi. Tout à fait Babacar yaa ngi wax sànq situation bu morose bi pandémie nga xam ne mën nañu wax ne Covid 19 troisième vague ñu bëgg ko ñu bañ ko avec chiffres yi nga xam ne mu ngi explosé. Selon les bulletins du jour tey jii sax mën nañu wax ne sur 2682 tests yi nga xam ne réalisé nañ ko 618 nouveaux cas am nañ ko fii Covid 5 personnes nag ñàkk nañ seen bakkan à ce jour mën nañu wax ne Sénégal nag mu ngi si 57 881 cas dont 1296 décès mu nekk des chiffres records yoo xam ne si Afrique de l'Ouest ñëpp dañoo jàppoon ne Sénégal il était cité en exemple tey mu mel ni comme Sénégal fu mu toll nii moo nekk épicentre li nga xam ne mooy Covid au niveau de l'Afrique de l'Ouest qu'est-ce qui a changé ci évolution bi nga xam ne amoon nañ ko ak tey jii mu mel ni comme nous on est en train nekk pays boo xam ne ñoo gën a am problème par rapport ak gestion Covid 19. waaw xam nga ñi nga xam ne ay spécialistes lañu ci matière santé parce que ñun lu ñu wax lu nekk dañ ko dégg ci spécialistes yi ñu di ko wax. ndax amuñu opportunité càmbar ko comme ni ko suñu métier maye di investiguer. li ñu am mooy information yoo xam ne dafa jógee chez des professionnels ñi nga xam ne ñooy liggéey. wàllum wér-gu-yaram. ñoom nee nañu li gën a compliquer affaire yi mooy dafa am ay variants yu bees. maanaam ay. bu ñu xalaatoon ni xàmmee nañu ni feebar bi ni lay ñëwee. yeneen laxasu nañ ci biir ba nu ko neexee pratiquement lay ñëwee fii ci biir Sénégal. pratiquement dégg nañu ay variant Delta dégg nañu yeneen variant mais je pense que sama xalaat mooy li gën a indi tey jii ñu toll situation bi ñu toll. bokk na ci ñàkk gëm ñàkk fegu bi nga xam ne ñàkk nañ ko yëg ñi nga xam ne ñooy autorités yi. parce que ab askan bu tolloo fii nga xam ne ay danger nga koy gétte ay musiba ngi ñëw ñi nga xam ne mën nañu dénk réew mi danoo war a génn wax ak askan wi wax leen fu ñu war a tegu nu ñu war a demee mu neex leen sax léeg-léeg askan day bañ li nga xam ne mooy mesures yi ak yi nga xam ne yu bees yoo xam ne dañ koy bëgg a teg ci loolu lii nga xam ne mooy rôle ñi nga xam ne ñooñu ŋànk réew mi mooy léeg-léeg sax bu nit ñi bañee topp ñi nga xam ne mooy recommandation yi mooy aaye ak dogal yi ñu imposer leen ko mais tey ñun suñu position Sénégal mooy ñi nga xam ne ñoo waroon a aaye ñi nga xam ne ñoo waroon a wone yoon wi ñi nga xam ne ñoo waroon a joxoñ ñu topp leen ñooñu seen bopp ñoom ñoo laaj ñoom ñoo deful li nga xam ne mooy yoon. par exemple tey boo jëlee pendant plusieurs années dañ ne woon dëkk yu tàng Covid 19 mënu fa am doole ba nenu ba ne les pays sahéliens ak pays yi nga xam ne ñu ngi ci sous les tropiques foog nañ ñi waru fa am doole bi gannaaw bi nga xam ne au début OMS waxoon nañu ay nit ñu bare dinañu dee. bi nit ñu bare dew ñu ne kon naaj bi mu ñu dimbali kon tàngoor réew mi moo ñu dimbali. mais gis nañu it tout au début li nga xam ne mooy waa nguur gi newoon nañu sénégalais jël leen ay mesures barrières. nañu moytu fu ñuy génn takk masque bu ñu jegewaalo mais gis nañ ni depuis mars dernier ak li fi xewoon ci réew mi gouvernement bu Sénégal bu Macky Sall dafa mel ni kuy wonewaat boppam. won nii da ngeen wone pendant ci période yu bari génn ngeen ci mbedd mi wane nañ dañoo néew doole ñun dinañ leen won ni néewuñu doole dañu gën a bari ci askan wi tax na ñu woote ay bumbaay yu bëri lu amul responsable politique bi nga xam ne am na envergure te mu nekk ci Benno Bokk Yaakaar boo xam ne wootewul ndaje ubbi ay concert invité Wally Seck danaa ko citer parce que mooy seen mel ni dañu am sparring partner ak moom la ñuy woo fu ñuy dem woote mbooloo mu bari bàyyi nit ñi ñu foo sans masque sans rien du tout sans aucune protection mesure barrière bu ñu jógee ci loolu ñu dugg encore ci li ñuy wax tournée économique boo xam ne tournée politique la en réalité ñu woote nit ñi di transporter nit ñi parce que maa ngi fàttaliku lu ñu njëkk a wax ñu ni lan mooy éviter loolu mooy déplacement yu bari yi par exemple da ngay jël tey bu fekkee ne Fouta nee nañ amul Covid 19 tey jeunes yi ñu jëlee fii yëpp Sénégal yóbbu leen ci Fouta c'est des potentiels ñoo xam ne mën nañu transporter microbe bi yóbbu leen les mêmes personnes la ñuy jëlaat encore yóbbu leen Casamance yóbbu leen Tambacounda yóbbu leen Saint-Louis ainsi de suite muy jaxasoo boo xam ne kenn mënu ko expliquer donc tey boo amee ñu toll situation bi ñu toll tey dégg naa variant bu nekk variant Delta variant mais war naa mën a dégg variant Macky Sall
parce que en quelque sorte ñoom ñoo encouragé ñoom ñu propagé li nga xam ne mooy virus bi ci biir réew mi. d'accord mais Babacar bu ñu xoolee aussi peut-être mun nañoo jël rejeter faute yi suñu ay autorités en l'occurrence le président Macky Sall mais bu ñu xoolee fu mu toll nii ak explosion des cas yi sortie bi nga xam ne ñenn ci corps médical bi ñu ngi koy def parce que fu mu toll nii ils sont débordés problème oxygène lañ am fu ñu tëddal sax seen maladie ça pose problème ñu nekk pays bu ndóol tey est-ce que au-delà de ces autorités ñun population bi war nañoo jël suñu ay responsabilités par rapport à ces maladies quand même. mais dama ne borom kër tey jii boo nee teree naan sàngara ci kër gi booy digle ne da nga war a julli yow borom kër yow yaa ko war a jiite bu fekkee ne la tête est malade tout le reste du corps mënul taxaw problème boobu la ñu am dañu am problème de leadership dañu am problème de dirigeant. ci réew mi et la maturité de la population dans tout ça. oui mais la population population du topp lu dul li mu gis ci njiitam mu di ko def population yi mënuñu ñoom ñu jubal. fekk na ñi nga xam ne ñooy nekk ci ma jox la kaaw exemple bi waxoon naa ko dinaa ko waxaat fii ci Yoff jamono ji nga xam ne ci la pandémie gën a métti woon ay mois de janvier décembre su fekkee ne sama souvenir baax na ki nga xam ne mooy le ministre de la santé mooy le premier bi nga xam ne moo war a jubal après Macky Sall mais dafa woote woon di dugg ci koñ yi di joxe ay garabu koko boo xoolee ci biir koñ bi tuuti sax di nga gis ay garabu koko yi nit ñi doon jëmbat seen buntu kër yi mais keroog ay bumbaay la woon fii ministre bi si boppam takkul masque ñi ko topp ñëpp takkuñu masque donc nan nga mën a gëmloo nit ñi dañu war a takk masque ki nga xam ne mooy président de la république période bi ñoo xam ne ñu ne couvre-feu ñu ne bu kenn génn bu ñu jaxasoo bu mais keroog la génn di fêter anniversaire am ànd ak ñu ko neex ñu dem tey jii encore bi ñuy génn ci tabaski bi ñu nañu y a la probabilité que ñu tëj buntu yi d'ailleurs Dakar Dem Dikk ma profité waale leen félicité leen ñoom dañu décidé ni le transport interurbain arrêté nañ ko tax na ñu bëri ñu jëndoon seen ticket waroon dem tabaski ak seen i mbokk wala dellu si biir Ndakaaru mënatuñu bouger ñoom dañu respecté directement mesures yi nga xam ne moom la professionnel de santé di ko wax mais gouvernement bi topp ko gis nga ni le lendemain la ñi nga xam ne mooy ay ministre ak ay DG créé nañu seen i convoi di jëlee feebar bi nga xam ne nañu épicentre bi Dakar la di ko jëlee yóbbu ko Ziguinchor yóbbu ko Kolda yóbbu ko Saint-Louis yóbbu ko Fouta ainsi de suite donc le problème d'abord mooy il faut que nit ñi ñu mën a wóolu suñuy kaddu kilifa suñuy kaddu nit ñoo xam ne ñoom la ñu tànn suñuy biir ne leen jiitee leen ñu njiit dafa am importance Sénégal problème am yëpp mooy ñàkk njiit bi mu am ñàkk njiit boo xam ne dafay wàccoo ak engagement bi mu jël ak réew mi donc bu fekkee ne moom mënul tegu ci yoon mënul appliquer mesures yooyu boole ci beneen affaire tout se fait dans la précipitation parce que tey jii nii mën naa wax ni pratiquement ñu ngi ci ñaareelu at bi ñu nekkee ak jàngoro yi Covid-19 mu ngi commencé woon décembre 2019 moo tax ñu naan ko Covid ñu ne ko 19 parce que 2019 la commencé tey ñu ngi 2021 Sénégal boo xoolee fa ñu toll woon la ñu toll ba tey yaa ngi wax ñàkkum respirateur alors que jamono jooju au tout début mën nañu wax problème respirateur mais tey dañu waroon am ay respirateurs yu doy waar ñu ubbi sax marché bi ba ñi nga xam ne ay promoteur privé lañu ñu mën a jënd masques yi ak yooyu di ko jaay mais lan nga gis am na ay structures yoo xam ne quelques structures yoo xam ne am nañu respirateur je ne sais pas par rapport Kolda je ne sais pas par rapport ak Saint-Louis mais Ziguinchor en un moment ñaari respirateur lañu waxoon moo fa nekk te je pense que ba léegi la même situation la wax nañ leen encore nag ne am na ay CTE yoo xam ne respirateurs yi dañu disparaître lalu hôpitaux yi dañu disparaître parce que ay camp la ñu mel ni genre camp militaire yoo xam dañu ko tabax dans l'urgence pour que ñu mën a traiter ay nit mooy CTE CTE yooyu dañu xëy rek tëj ko alors que créé wuñu benn mesure premièrement bu fekkee ne tëjoon nañ ko sax récupérer matériel bi armée la ñu waroon dénk matériel bi nga xam ne mu leer nañu ak nu mu yàgg-yàgg nañ ko soxla dégg naa keroog kii di Madiambal Diagne même fekkee ne je ne suis pas toujours d'accord ak moom te du ma ko lire barki démb sàcc naa lire ay quelques trucs mu ngi wax ni keroog bi CTE yi tëjee lal yi yeeg respirateur yi fa nekk réer nañu et au même moment comme par hasard clinique privée yi ak structure sanitaire yu privée yi xëy na ñu gis leen ñoom ñu yor ay respirateur ak ay lal ak yooyu un état qui se respecte bu fekkee ne toll nañu ci situation bi parce que dañuy dem sax ba léegi dañuy louer respirateur benn borom daraja bu feebar nekk fenn da nga leen naan ok fii amul respirateur di nga gis médecin bi ne la xaaral ma woote clinique bële wala ki yor respirateur am biir këram mu ñu mu louer la ko pour que nga mën a nekk donc dañu dagg lu ñuy wax l'équilibre de l'égalité des chances des citoyens devant la santé ça veut dire dañu tey jii boo nekkee borom daraja tu as plus de chance nga mucc ci feebar bi que mu xam ne dafa ndóol te ab état warul demee noonu kenn koo xam ne santé publique nga yor santé publique da nga ko war a réfléchir comme ni ma koy waxee dañu war a en tout instant ñuy uti information comme ni agent de renseignement yi di uti information ñu ne
pic bu Sénégal bu mucculee dinañ am pic à telle période pic bi naka ñu tracé ay plan ay analystes yu ministère de la santé ñu analyser ni à telle période bu ñu fi tollee nii la ñu war a def pour ñu mën a mucc ci lii ak lii dañu war a calculer lépp teg ay graphique teg ay du ñu waxee plan kii sanitaire nga bu yeggee fii plan bi la ñu war a déclencher bu tolloo fii ñii ñoo war a intervenir bu toll mais Sénégal loolu lépp amu ci dara mais gis nañ aussi le président